asalaamaaleykum mbokku internet ADN TV ñu ngi leen di nuyu bu baax ku nekk ci turam ak santam di amaat mbégte ak bànneex jàkkaarloo ak yéen ci seen émission bi di solidarité ak foo leen mën a nekk ci àdduna bi fekk nañu leen fa nuyu leen jox leen cër lu baree bari dellusiwaat di leen expliquer li nga xamante ne moo di concept bi nga xam ne mooy solidarité ak corps képp koo xamante ne da nga yëngu ci wàllu solidarité maanaam partage jàppale doomu aadama rek te yàlla rek tax dinañu fekk fi nga nekk daal di sëkk ak yow li nga xamante ne moo di waxtaan tey nag ñu daal di jël koo xamante ne c'est un jeune ndaw la boo xamante ne ku fonk réewam la ku bëgg réewam la ku bëgg liggéey la ñu gën ko xam Maxa Thiam ñu gën ko xam ci docteur Chaye dinañu ñëw sax également ci tur boobee nga xamante ne mooy docteur Chaye fi mu jugee di leen wax ne rek dafay yëngu bu baax a baax ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu solidarité moom nag li nga xamante ne mooy association boobu mu dippee ko bienfaisance et piété du ma def rek lu dul daal di koy bàyyi moom Maxa Thiam ñu gën ko xam ci docteur Chaye mu nuyoog internetu ADN TV kon docteur Chaye maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyoo ak suñu internet yi. macha allah alhamdulilah soxna Aram ñu ngi lay delloo nuyoo si ni mu gën a rafetee di la wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu di nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñooy téléspectateur yu ADN TV ak fu ñu mënti nekk si monde bi di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw loolu may nuyu samay waajur di leen sant di leen gërëm ndax lii xew ni tey am nañ ci une grande part de responsabilité lu tax ma koy wax mooy bu fekkonte ne ni juddu ñu fa ñu war a juddoo yaru fa ñu war a yaroo ñu teg ñu fa ñu war a teg amaana lii tey du am ndax bu boobaa bu doon dañ ñu abandonné mënoon nañ nekk ay luujumaan wala ay fàqmaan wala ay agresseur di taxawaalu si mbedd bi ba tey lii du mën a am kon loolu maa ngi koy sante ñi nga xamante ni ñooy samay waajur ak ñi si jàpp ñëpp tey ba fii bu weesoo loolu aussi di nuyu samay soxna di nuyu samay goro aussi di nuyu ñëpp ñoo xamante ni soppee Maxa lañu si à travers ses actes ak li nga xamante ni mooy à travers son travail de docteur Chaye macha allah alhamdulilah soxna Aram laaj nga ma loo xamante ne ni dama si sawar a tontu waaye ndek di comme li may wax rek à chaque fois loolu réponse doo si doyal ndaxte si interview temps bi dafay gàtt si reportage temps bi dafay gàtt loolu lii tax nit mën si xam li mu bëgg yëpp mooy documentaire parce que sama jaar-jaar moom documentaire la si nit mën a def docteur Chaye bi alhamdulilah suñu borom taala tabaraka daf ñu yombalal bi ñu nekkee ndaw ñu amoon lu ñu mën si li nga xamante ni moom mooy ataaya ndax Chaye mooy ataaya en wolof moom mooy thé en français di tea en anglais ñu gën ko xamee Chaye parce que si naar yi la jugee te loolu moom mooy li nit ki war a naan parce que fa la tur yëpp jugee si Chaye si la tur yëpp juddoo Chaye nag nekk benn mbir boo xamante ni dafa am njariñ boo xamante ni nii nit ki koy naan en tout cas man bi may defar ni ma koy defaree te lépp naturel nit ki su ko naanee dina ko dimbali si cholestérol da koy dimbali si ballonnement da koy dimbali si digestion ak fatiguement donc loolu tey moo gën a yokk sama clientèle parce que jamono bi nga xamante ni nii ñu ngi doon jàng nekk ndaw comme niñ ko xamee rek say waajur dugal la école ngay jàng waaye dem ba benn instant tamit mu amoon lu ñu këf ñu bëggoon si nekk lool professionnel comme ni ko nit ñi xamee rek muy fubal ba ñu demee si loolu mu xaw a yàq suñu jàng ñu ne woon dañuy fubal tey ku ñu waxoon ne tey fii la ñuy mujjee duñ ko gëm mais suñu borom taala tabaaraka moom si boppam moom moo xam nu muy tëggee jaamam ak lim la mu koy wërsëgal à l'avance donc si loolu ñu dem ba gis ne kat football bi du jàll metti na ñu xam ne kat ay ndaw lañu te nekk ndaw teewul nga nekk responsable ndaxte boo nekkee ndaw nekk responsable boo màggee di nga nekk responsable waaye yaakaar naa responsabilité bu ko nit ki di am wala bu koy nekk day fexe mu jéem a commencé si ndawam mu màggaalee ko bu boobaa dana law si noonu après si dañu xalaatee ni comme lii doxul jàng nañu ay métiers donc façon métier bu nekk jàng nañ ko def nañu tailleur def nañu li nga xamante ni moom mooy métallique bu loolu weesoo si liggéey def nañ tamit ay formation yoo xamante ni bu si nekk jotul yegg bu nekk commencé nañ ko mais jotul yegg lan ndax manque de moyens jot nañu def froid formation en froid def nañ formation en électricité formation en mécanique formation en maintenance informatique ba tout récemment bi may mujjee def rek mi ngi nekkoon formation en infographie mujjul sax yegg ndax li nga xamante ne nii moom mooy manque de moyens léegi si loolu la ñu xamee ne comme loolu day metti après ñu commencé di gérer ay cyber gérer naa 5 ou 6 cyber yoo xamante ni benn bokk si ak moroma mais cyber bi ma mës a gérer rek mosuma fa am benn problème
moo xam si côté liggéey la si côté temps wala si côté xaalis si noonu aussi li ñu doon liggéey suñu borom daf ñu doon wërsëgal ba salaire bu ñu mënti am lu mu tuuti li ëpp si suñuy waajur lay delloo kon tey fi ñu toll nii mën nañu wax barke ak ñaanu waajur la parce que lu ñu mënti woon liggéey bu doon temps bi 30 000 la wala 40 000 wala 50 000 parce que maa ngi fàttaliku fi ma mujjee liggéey li ñu ma doon fay mooy temps 8 heures de temps heure 250 lañ lay fay mais man à chaque fois lépp lu may def dama siy dem à fond dama siy dem à cœur parce que man damay ne du ma ax nit ki mais man ak suñu borom la léegi nag suñu borom moom mooy fay tey la ma doon def tey suñu borom ma ngi ma koy wan si nii mooy li may wax rek salaire bu ma mënti woon am lu si gën a tuuti wala lu si gën a kii dem na si samay waajur. d'accord alors Maha ñu gis ne que benn wàllu persévérance man laa gis si yow maanaam à chaque fois soo touché dara su fekkee ça ne marche pas da ngay dellu laalaat leneen su ça ne marche pas nga dellu laalaat leneen loolu noonu c'est pas donné à n'importe qui parce que tey bari na ay jeunes yoo xamante ne bu ñu commencé dara baaxul dañuy découragé ñu dem toog mais tout le temps yaa ngi gis benn affaire buntu daal à chaque fois yaa ngi ko doon wër daal buntu nga doon wër à chaque fois waaw loolu la loolu fu mu toll nii tey moo indil ñu bëri en erreur mooy indil jeunes yu bëri problème parce que problème bi mooy yow secteur bi ngay nekk ndax dana dox wala ndax du dox ndax da nga am la nga fa bëgg wala ndax doo fa am la nga fa bëgg loolu nekkul si sa xam-xam nekkul si sa kàttan nekkul si sa mën-mën mais mbiru suñu borom la dëgg la léegi moom fa muy jaarale sa wërsëg moom si boppam moom moo ko xam léegi nag yow ndaw bi da nga am ay obstacle yoo xamante ne nii da nga ko war a franchir léegi obstacle yooyu noonu nekk sa kanam bu si nekk da nga si war a dem à fond tey boo laalee fii da ngay testé boo testé fii mu dox nga xam ne sa wërsëg foofu la nekk suñu borom jaaral na ko fa nga avancé bu doxul nga bàyyi nga wuti leneen mais tey ndaw yu bëri loolu moom moo leen sonal ba si mag yi sax da ngay laal fenn doxul rek nga foog ne foo laal du dox déedéet loolu mbiru suñu borom la li nga xamante ni moom mooy kumpa loolu mbiru suñu borom la nit ki kenn amul ko xam si kaw suuf moo tax nit ki bu laalee dara doxul day dem laal leneen léegi fi muy laal muy dox yàlla rek moom moo ko xam te bés buy laal fenn muy dox day fekk mu ànd ak barke suñu borom ak ndimbalu suñu borom loolu daal di mën a continuer donc foofu noonu lu bëri nit ki si boppam moom du si dem ak li nga xamante ne nii moom mooy ngëm yàlla bu mat parce que nit lépp looy def rek war na ànd ak ngëm yàlla bu mat xam ne loolu suñu borom rek moo la ko mën a jox moo la ko mën a jottali moom moo la si mën a jénnee aussi Maha docteur Chaye xam nga y a pas de sot métier tey nga nekk ndaw dem di dugg di jaay ataaya di jaay chaay comme ni ñu ko waxee bon est-ce que xalaata woon le regard des autres parce que tey bari na ñoo xamante ne ay diplômé lañu wala parfois ñu bañ a nekk diplômé sax mais dañuy ne du ma génn def liggéey bii parce que dama ko rëy quoi dem di jaay ay ataaya ak yooyu noonu sa force foo ko puiser woon ba tax yow regardu nit yi gisoo ko woon li nga gisoon mooy jaay sa chaay ba tey nga toll fi nga toll macha allah. si question boobu rek nit def na si documentaire si man si question boobu noonu parce que sans laal yeneen secteurs yi nit day bind documentaire si man parce que dafa am lu ko lal dafa am benn but boobu noonu nag moo jur docteur Chaye donc docteur Chaye dafa am cosaan dafa am fu mu juddoo comme li nga wax suñu borom taalaa wa tabaaraka dañuy wax innamal a'maalu binniyaat mooy lii nga xamante ne ni moom mooy yéene jëf day aju si li nga xamante ni moom mooy yéene léegi suñu borom taalaa wa tabaaraka tamit daf ñuy wax ni lii nga xamante ne ni moom mooy kersa si ngëm yàlla la bokk kersa si ngëm yàlla la bokk mais dafa am nit ki fu mu war a amee kersa am foo xam ne waru fa am kersa parce que kersa dafa am fu muy compter am fu mu dul compter léegi lu si ëpp ndëkk seytaane day jiyee si nit ki ba fi nga xamante ne nii foofu la warul gis kersa moom fa lay gis kersa fu mu warta gis foo xamante ni kersa la fa war a gis du fa gis kersa donc dafa am yenn liggéey yoo xamante ni nit ki bu koy def mooy li may wax rek étant jeune n'empêche pas nit ki mu nekk responsable léegi nit ki moom bu nekkee responsable da koy nekk moom en personne su ko defee dañ koy responsabiliser léegi tamit nit ki moom dafa war a respecter boppam en premier pour ñu mën ko respecter de ce fait que bu fekkente nii dafa yow da nga nekk koo xamante nii laajte daf laa joom bu ma waxee laajte moom mooy papa moom mooy yaay mooy mag mooy rak mooy tata wala bàjjen mooy say membre de famille tey bu fekkente nii ñooñu laajte jomm na la si ñoom yaakaar naa kon doo dem tey si keneen koo xamante nii bokku tax ñoom nga leen di laaj kon de ce fait que loolu bu fekkee dafa nekk si yow rek di nga def le tout ba góorgóorlu daa di ñafe daa di ñaq daa di am léegi si loolu ngay am tamit mooy tax ba yow doo mën a bañ a bokk parce que jaar-jaar bi nga jaar ba am foo jaar da ngay bokk parce que boo xoolee ki tollox yow nekk si gannaaw te moom mënul def comme yow ni nga def te loxoom jotul gannaaw wala moom problème yow foo jaar di nga bokk ak moom te loolu moom moo jur bokk gi ñuy bokk ci loolu sax la ñuy jëm ci wàllu social bi idée boobu nan la dikkee da nga doon jaay sa ay chaay di dajale sa xaalis di ci dimbali doomu aadama yi wala bés da nga xëy rek ne man fi ma jaar jot na ma jàppale doomu aadama yi social bi nan la dikkee
ok man alhamdulilah social bi mi ngi dikkee lépp si li nga xamante ni moom mooy balaa docteur Chaye bi di ñëw parce que docteur Chaye bi ba muy ñëw dafa tombeex ma marié léegi bi may marié man je n'avais pas de travail histoire bu yéeme sax je n'avais pas de travail je n'avais aucun sou aussi parce que boobu mi ngi ma fekk maa ngi gérer dernier cyber bi ma doon gérer di si profité di tooñaale sama aaw bi ndaxte max moom si cyber boobu la ñuy gisantee mu baarde ma baarde ba tey suñu borom dogal ñu daal di sëy ba am ay doom tey def nañu 7 ans may sant suñu borom bu baax di ko ñaanal ak li nga xamante ni ñoo si jàpp ñëpp si loolu ba ma ko gisee xale bi xam nga rek mu kii mu cëpp noonu ba ma yeggee suñu kër ba ma gisee xam ne man foo taxumaa jóg man duma foo ku ma xam ne man duma foo léegi bëgguma def aussi loo xamante nii sama diine nangu ko si loolu laa dem gisante samay parents ne leen man kat damaa bëgg takk jabar gis naa ko ma bëgg fekk moom ñu ngi nekk miinante nañu ba ay waajuram yëg ko histoire bu yéema la mais jarul suuf foofu noonu après bi ma waxee samay waajur histoire la boo xam ne ça t'a marqué vraiment waaw ça m'a beaucoup marqué c'est ce qui me pousse c'est ce qui aussi ce qui me donne de force à aller de l'avant parce que elle m'a beaucoup aidé si loolu nga wax nii léegi rek si kerse bi parce que tey bu ko neexoon ne man du ma seex koo xam ne amul liggéey wala bi ma demee ba ñuy sëy du ma nekk ak koo xamante ni dafay wër di jaay ataay si mbedd mi samay nawle di ko gis kon loolu noonu dafa nekk loo xamante ni daf ma marqué ma ko si sant macha allah dañ ciy profité di ko nuyuwaale bu baax a baax parce que nekk na loo xam ne aussi yombul pour xale yi jigéen ñi ñu xam ne que àdduna dara xëyul rek sotti tey mën nga nekk koo xamante ne yoru dara mais ëllëg macha allah suñu borom mën na ko ibil ay wërsëgam donc ñu ngi koy nuyuwaale bu baax a baax di wax ne rek lépp loo gis da ngay xaar boo ko muñee rek incha allah suñu borom dina la ko defal alors wàllu social bi di nga commencé nag di maye partage boobu noonu nan la dikkee je veux dire partage boobu noonu ni ma dikkalee dafa fekk ne nit ñi dañu doon partager ak man te lu jiitu nit yi di partager ak man tamit man dama yàgg xam ne peut-être dama fa tollu woon que ni diine islam boo jënee diine islam sax nga xool le monde entier sans le partage monde bi di dox sans solidarité monde bi di dox donc il faut qu'il y ait du partage et du solidarité parce que aider est un devoir ba pare un bienfait n'est jamais perdu donc te islam daf ñuy xirtal ñuy partager tey looloo tax islam di la wax nit ki nay génnee sarax na def sadaqa jaariya mooy def loo xamante ni revenu day dem si néew di doole yi na def waqf mooy tabax loo xamante nii wala def loo xamante nii sa njaboot duñ ko doon mais lu fa génn rek day dem si ñi nga xamante nii ñooy néew di doole yi tamit di génnee asaka parce que tey suñu borom dégalee ñu génnee asaka mooy yow mi am nga génnee nga jox ki amul kon loolu noonu rek boo ko xalaatee rek yow war nga war a éveillé wu parce que suñu borom lan lay wax waa si doomu jullit parce que suñu borom dafay afalaa taaxiluun xanaa du ngeen xelu kon c'est-à-dire li ñu suñu borom di wax si alquran bi ñuy xelu rek ñoo siy génn dëgg la parce que tey mën nga ko lire doo xelu doo si génn donc il faut quelqu'un qui réfléchit mu lire dégg li ko suñu borom wax mu analyser ko après mu daal di koy mettre à l'épreuve donc noonu bi ma décidé ne damay takk sama ndijaay ne nañ leen ko jàppale comme wax na parce que boobu ñoom ñëpp mënuñu si woon dara boobu nag j'avais que 50 000 yoo xamante ni dama ko lebale woon lu gën a yéem man dara wóoruma woon ni samay 50 000 danaa ko fayee ko dama ko lebaloon ki ma doon liggéeyal après moom tamit alhamdulilah ba ma ko ne dama soxla sama 50 000 dama la takk soxna moom tamit elle a mis les 50 000 à ma disposition léegi sama ndijaay bi may profité au passage di ko nuyu parce que moom foog ma tudd ko muy Alpha Bisou Thiam moom jàpp na si bu baax ba pare tee bi aussi ba ma koy commencé moo ma lebal 10 000 francs yu ma commencé ataaya bi moo tax ma histoire bu yéema man ba may commencé jaay ataaya dañ ma lebal 10 000 francs si 10 000 francs laa commencé tey donc mu ñëw noonu après ñëpp jàpp si sama mag bi jàpp si sama rakk indi samay xamel ku si nekk indi ba man finalement yor naa loo xamante nii yóbbu naa ko warugal fekk jógewul sama poche parce que man 50 000 yi ma amoon moom laa joxe can si jàkk ji fii nii mooy jumaa Kastoor bi nii ngeen di gis parce que man bi may takk maa ngi si biir jàkk ji 50 000 yooyu noonu man ne mu débuté ne moom laa takkee jabar mi ngi woon sama poche moom laa joxe can léegi sama mariage li si xew yëpp ñëw na mu nekk ndimbal suñu borom te man dara jógewul sama poche li gën a yéeme après mariage bi si boppam yor naa lu tollox 600 000 sama biir poche looloo gën a yéeme si mbir mi après mariage bi ndawtal yeex yooyu yor naa lu toll 600 000 sama biir poche donc nag foofu après fa la benn liggéey juddoo liggéey bi après si la docteur Chaye bi juddoo parce que sama benn xarit xaw ma woon ne xaritu ndijaay soxna si la ndijaay soxna si dëddu na àdduna ñu ngi koy ñaanal suñu borom yërëm ko te jéggal ko xare ko aljana si la ma ne comme yaa ngi doolee takk soxna léegi est-ce que doo ñëw di jàppale ñu jàppalante si liggéey bi après ma ne ko pourquoi pas
parce que man idée bi ma njëkkoon am bi may takk soxna mooy je suis à la maison on a am naa foofu nekk man ak sama rak ma ne man bu ma takkee soxna sama rak dina jéem a nekk bi dem si saal bi di fanaane noonu laa takkee soxna ma takk soxna dugal si néeg bi ma aw ma lal aw ma dara bi ma takkee tombeex sama non li muy wax nag lu am solo la loo xamante ne jeunes yi dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax lu dara jàllale la moo tax de saa yi ma amee occasion dama koy jàllale parce que dafay tàddal ñu bëri balaa ngaa takk foog nga dajale ay millions balaa ngaa takk foog nga am studio foog nga am appartement am foog ma am meuble foog ma am lii mais loolu lépp tamit des fois du nekk si jeune bi mais si waajur yi lay nekk loolu si waajur yi lay nekk parce que des fois waajur yi ñoo lay wax parce que kersa boobu noonu ak yooyu noonu dafay nekk loo xamante ni da ngay foog ne yow loolu da ngay suufeel sa bopp alors que doo suufeel sa bopp parce que mbir mi du yow ak nit yi yow ak suñu borom la léegi nit ki moom feex mi nga xam ne moom ak suñu borom ñooy jëflante moom jëflantewul ak nit yi kooku da siy jénn parce que li suñu borom xam moom moo doy nit lu mu xam loolu ça importe peu parce que nit lu mu la xamal rek da koy jénne bu dee lu baax la ak bu dee lu safaan ak moom yëpp d'accord alors Makhar docteur Chaye piété et bienfaisance wala bienfaisance et piété et bienfaisance moom nan la juddoo parce que tey jii wax internet yi ne que am na ay famille lu toll ci 50 familles yoo xamante ne ci plus de 50 familles yaa ngi leen di jàppale ci ay dudu ndax nekkuloo président nekkuloo ministre nekkuloo milliardaire mais yaa ngi dajale ay xaalis ay don di ko jàppale doomu aadama yi nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw ci loo xamante ne boo ko budgétiser famille bu ci nekk dina toll fukki junni tey jii xaalis boobu noonu fan la jóge ak nan ngay defee cible famille yi nga xamante ne danga leen di jox don yooyu noonu. léegi piété et bienfaisance bi balaa ma koy def groupe mu nekk piété et bienfaisance comme son nom l'indique xam piété et bienfaisance xam lu muy wundu damaa yàgg nekk di jàppalanteex néew di doole yi am néew di doole yi nag yi may jàppalanteel day fekk man maa leen di xam ne ñii kat li ñuy dund metti na te soxla nañu ndimbal te tamit tàllal loxo dina leen joom si noonu si laay góorgóorloo di def lépp loo xamante ni nii damay récolter di dimbali si noonu maa ngi ko commencé si ay famille mi ngi nekk loo xamante ni aussi thème boobu yitteel na ma loolu tey képp koo xamante ni am nga envie ñu waxtaan si bu soobee yàlla boo ñëwee dinañ waxtaan si thème boobu noonu man góor laa ma koy lancé samay moroomu góor que ni nit ki boo ko takkee ngeen sëy ba ngeen am ay doom suñu borom dogal tas suñu borom moo bind sëy moo bind tas donte tas gënalu ko mais tey yow góor sa ngor war na laa mën a may ba ki nga xamante ni mooy soxna ba nga xamante nii ba ñëpp soxlaa daf leen bàyyi ndey bàyyi ñëpp bàyyi 2255 góor ñëw jox la li gën a cher ci moom tey nga weesu loolu problème am ngeen tas nga abandonné ko d'accord moom mën nga ko abandonné parce que la waroon sa digganteex moom yëpp ba sëy bi tasee wàcc na waaye bu fekkoon ku góor ki gor la lu 100% du ko wàcc dana jël 50% di ko delloo si ku jigéen ki parce que am na lu mu ko xañ am na lu mu ko def non seulement doo bàyyi moom ndaw si kase ak ay doomam mais yow da ngay jaaree foofu abandonné waale say doom doo joxe dund bu ñu feebaree doo faj suñ la woowee doo wuyu suñ la laajtee doo joxe loolu c'est malheureux en tant que góor si yërmande yu góor war a am si jigéen donc si loolu nag man moo gën a jur à ce que may dimbalanteex nit yi parce que dañuy toll si période moment yoo xam dañuy sonn loolu da ngay gis ay soxna yoo xamante ni ils sont abandonnés par leur mari ndax lan dañoo tas ba pare dootuñu jël ci responsabilité xale yi moo tax si loolu dafa am ay veuve am ay divorcé am ñoo xam ne ñu ngi en couple mais en complication am na ñeneen ñoo xamante ne nii tamit ay mère lañu ñu ngi jaay comme démb rek ñi ma dem jox tey ñu si ëpp ñenn ñi kii salade lay jaay kii naanaa lay jaay donc ma dem fekk leen si seen biir famille dimbaleen man damay ne à chaque fois. maanaam yow ci biir piété et bienfaisance bi da ngay def leneen au-delà de solidarité avec partage mais dafa permettre aussi nga mën a xam ce que vivent les femmes. maanaam souffrance bi nga xamante ne jigéen ñi ñu ngi koy dund ci société sénégalaise bi. si parce que man dama nekk kenn koo xamante ni ndaw laa dëgg la waaye tey ku mel ni yow wala ku la mag day am xel bu dal si ñëw ak man wax ma li nga xamante ni mooy situation am. pour ma dimbalante ak moom parce que damay nekk di dimbalante ak nit yi en même temps si diine su weesoo groupe piété et bienfaisance am naa benn groupe am naa ay groupe yoo xamante ni dama ko tuddee góorgóorlu si xam sama diine
donc foofu damay jël samay nit ak nit yi bëgg xam seen diine yëpp ma dugal leen fa groupe bi kenn du wax dama ko def de façon privée saa yu ma xëyee man maa lay dugalal loo xamante ni dalay jariñ si période bu mënti ñëw si weeru koor bi korité tabaski ak lépp te ñooñu noonu ma dugal si groupe bi ñooñu ba léegi nekkul ñooy laal si piété et bienfaisance piété et bienfaisance samay nit yu ma xamanteel la ñu baax loolu saa yu ma wootee ñu wuyu ma si laa inspiré woo créer groupe dugal leen fa di leen dugalal ay li nga xamante ni moom mooy ay cas sociaux ñu siy dimbalante di cotiser su weesoo loolu aussi damay publier sama Facebook damay publier sama statut de ce fait que ñëpp dañ siy jàpp comme tey piété et bienfaisance bi sama statut comme man j'ai plus de 1000 personnes yu may suivre presque 1500 personnes à chaque fois damay ni wax 10 personnes de ku nekk 5000 jëndal nañ benn famille ravitaillement 5 personnes ku nekk 10 000 jëndal nañ benn famille ravitaillement donc si noonu may xirtal nit ñi ñuy ñëw di cotiser di joxe léegi ni ma xamee nit ñi dañoo soxla ndimbal ñu si ëpp dama leen xam lu ñuy dund ñeneen ñi si boppam dañ may solliciter dañ may wax la nga xamante ni nii mooy li nga xamante ni seen situation te duñ si am benn kersa parce que da ngay gis ndaw bu jigéen boo xamante ni nii dafay njaaloo sax après day mën a yëkkati téléphone am waxam man si loolu noonu mu def pour ma mën ko delloo si wax ko nu muy def ba tuub parce que tamit nit lépp looy wax rek da ngay xool ku am sutura nga wax seex moom koo xam ne du la jéebaane koo xam ne du la toogee koo xam ne du la waxee donc man suñu borom defal na ma tawfeex ba nit ñi ñame ma si côté boobu ñëw di ma gaa seeni problème. D'accord kon tey jii nii balaa ñuy jeexal fan nga toll c'est-à-dire que 50 seen ciblage c'est plus de 50 familles mais nii nii ñaata famille ngeen jot a joxagul. Man j'ai ciblé plus de 50 personnes man personnellement ciblé naa plus de 50 personnes léegi y a plus de 30 personnes yoo xamante ni ils m'ont sollicité via mes publications sur Facebook et sur statut y a aussi plus de 20 personnes yoo xamante ni si sama xamee li la ñu bokk ñoom tamit dañ ma sollicité wan ma ay cas comme tey maa ngi profité am na benn maire bu ñu musoon wane si kii mi ngi tudd Sukay Sarr xaw ma je sais pas Soxna Sarr donc maa ngi ko gisoon si ay publication donc jot naa dem tey ba am contagam mi ngi dëkk Géejawaay Asegna man tey dinaa taal sama oto ànd ak ki may jàppale dem ba foofu aussi yóbbul ko moom ravitaillement am si valeur 50 000 francs donc si noonu bi may njëkk commencé bi ma ko lancé avant tabaski bi parce que ñëpp xam nañ ma si social léegi balaa lii damay wax fu liy juddoo ak lii Covid bi def ba lii ñëw mooy ñun daaw dañu nekkoon si jàkka ja parce que man chaque année si jàkka ji laay nekk mi ngi nekk fii nii si gannaaw donc chaque weeru koor dañuy profité ak waa jàkka ji ñu def li nga xamante ni moom mooy ay séance de rupture de jeûne mooy heure dog bu jotee dañuy préparer lépp j'ai tous les images ci sama téléphone man maay defar lépp parce que jàkk ji dafa jëloon loolu teg ko sama loxo mooy lépp luy dugal xaalis si jàkk ji ak lépp luy gérer dund si jàkk ji étant jeune am na ay mag yu nekk foofu ak ñëpp responsabilité boobu suñu borom taala tabaraka dogal jàkk ji jaar dama koy jox alhamdulilah chaque année buñ ma ko joxee dama siy génn ba daaw man donc kese récolté naa 2 500 000 yoo xamante nii si via différentes personnes laa ko jëlee à travers mes publications ak li nga xamante ni mooy sama statut Facebook donc ñu def ay séance de rupture de jeûne boo xamante ni nit yi dañuy ñëw di ndogu man li ma gëm mooy man la may def sama kër la may jënd pour samay doom ni may dundee ak sama njaboot ak samay doom ku may dimbali si loolu laa lay dimbali man du ma lekk ba suur après yow may lay dimbali di la jox loo xamante ni du la lekkal ba suur comme nit ñi ni ñu nekkee di ko def nii di dimbali nit di ko jox ay 5 kilos ceeb ay 7 kilos ceeb ay benn 500 du ko jëriñ dara lu dul yokk coono parce que benn jour boobu noonu la koy dundee mujjee man loolu voilà looloo tax man ma miser à ce que ki may dimbali donte dañuy néew ma jox la ration alimentaire boo xamante nii weeru ko yëpp da lay dimbali sa xel dina dal parce que li nga xamante ni moom mooy lekk koo ko teggil rek teggil nga ko souci yu bëri ma jox la benn anecdote rek bi ma demee Rufisque yóbbul koo xamante ni femme veuve la avec ses enfants maa ngi xamante moom ci Facebook bi mais ñuy wax mu may wax lépp ba ma boole ko ci famille yi may dimbali jour bi ma jugee di ko yóbbul man dama parce que ku may dem comme man ni ma koy defee par surprise laa def fu mu toll nii ñi ma ciblé ñëpp di leen yóbbul amul kenn ku ci xam ne man dinaa ñëw fëgg sa bunt ko indi la ration alimentaire 5 bu njëgu 50 000 francs parce que jëf bi ngay jëf moom la ñu suñu borom taala tabaaraka wax mooy bi sa loxo droite di def sa main gauche di ko yëg mooy nga xam ne kii dafa yeyoo ndimbal nga jug nga dem dimbali ko mais nga bañ a toog ba moom mu ñëw di la wax dimbali ma parce que bu boobaa mun na ko def sax yoonu tool mun na ko def mi ne fekk loolu muy xalaat si yow wala loolu muy njort si yow mun na bañ a nekk si yow moo tax man à chaque fois bu ma nit ki sollicité rek daf may sonal parce que lan dafay xaar li muy xaar bu ko gisul seytaane mun na jouer si xelam mu am leneen lu muy xalaat fekk du demee noonu man awma benn fond awma lenn kenn ku nekk sama gannaaw koo xamante nii daf may financé mais man ak samay nit ñooy cotiser te li may def man si sama jëmm bopp maa si jiital sama alal pour nit ñi ñëw daal dama siy fekk parce que nit ku nekk la ngay woote yaa siy jiitu donc si noonu laa def jénnee woo nit ñi ñu jénnee ñu dajale après ñu mën a joxe
ku mel ni tey yow soxna Arame tey boo bëggoon jug rek ne da ngay génnee ration alimentaire njëgu 50 000 dem dimbalee ko nit dafay metti mais tey yow sa 5000 man sama 5000 caméraman bi 5000 sa xarit bi 5000 keneen ak keneen ak keneen mun na nekk loo xamante ni moom la ñuy dajale dem jox kenn te yoonu yàlla képp koo xamante ni da nga siy def bul xeeb parce que kuy def si yoonu yàlla doo xeeb ndax suñu borom taalaa wa tabaaraka la muy def ak la nga xamante ni moom lay nangul nit ki moom mooy yéene donc yéene si boppam moom lay nangu moo tax nit kuy def si yoonu yàlla bul xeeb 5000 nga am defal yow sa yéene mën na nekk 1 million nga def 5000 suñu borom yéene 1 million boobu noonu la lay fay mais du la fay 5000 bi donc léegi loolu moom moo tax nit ki si boppam moom bu mu xeeb jëfam dëgg la voilà donc noonu la demee fu mu toll nii maa ngi si démb 33 familles 33 familles yoo xamante ni nii démb waroon naa yegg 35 familles parce que démb zone yi dañoo sori woon Parcelles la woon Pikine Yaraax ak Médina mais comme distance yi dafa sori te couvre-feu bi aussi du ma bëgg mu fekk ma si biti du ma bëgg tool damay fexe def li may def balaa couvre-feu bi di dugg am ma xam mënuñu jeexal émission bi te du ma ñëw ci koo xamante ne mooy sa waajur bu jigéen parce que man avant may xam kan mooy Maxa gis naa ci benn reportage boo xamante ne jamono bi ngay tàmbali wala boog booy saa yooyu doon dem di jaayi sa chaay dafa mel ni sa waajur bu jigéen day génn ci buntu kër gi ñaanal la ba pare balaa ngay dem si relation ak moom macha allah alhamdulilah laaj nga ma koo xamante ne nii pratiquement nekk na l'être humain le plus cher au monde au plus profond de mon cœur gannaaw suñu borom taala tabaraka ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax ñëpp xam nañ ne yàlla suñu borom moom mooy ki war a fees mooy fees te mooy ki war a fees si xolu jaam bi gannaaw yàlla suñu borom ki nga xamante ni moom mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax suñu borom taala tabaraka mi ngi ñuy xamal ni sax jaam bi moom gëmam du mat lu dul dafa jël yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu gënal ko boppam gënal ko ndeyam gënal ko baayam gënal ko njabootam gënal ko lépp luy dund si kaw suuf gannaaw ñooñu nag après li ki nga xamante ni ñi nga xamante ni ñooy waajur ñoo si topp te ku wax waajur wax yaay ndax yaay moom moo njaboote kenn baay moom baayu ñëpp la te man sama yaay macha allah alhamdulilah du ma am kersa di ko wax ndax bokk na si lu may motiver bokk na si li may dooleel bokk na si li may jox force mooy sama yaay dafa sonn ndaa sonn si biir néegu sëyam nga xamante ni nii talul lekk talul naan talul solu talul am ay or ndax lan njaboot lu mu am njabootam si ñu lekk suñu sol lu baax suñu def lépp léegi loolu nag ab ndaw bu demee ba xam loolu ba toll foo xamante ni nii moom dafa war a teggil yaayam loolu nga xamante ni nii moom mooy tiis yooyu noonu ak njàqare yooyu noonu si côté yëpp si domaine mentalement physiquement financièrement kon kooku dafa war a nekk ndaw boo xamante ne nii kuy góorgóorlu la si wàllu liggéeyam ndax mu mën a tekki mën a teral ki nga xamante ni moom mooy waajuram comme ni ko ndaw ñëpp di waxee tey koo dégg muy wax dalee naa man bëgg naa tekki pour teral sama waajur kon tey loolu moom moo ñu poussé à ce que ñu bëgg góorgóorlu bëgg tekki pour mën a teral ki nga xamante ni ñu teral mooy suñuy waajur bu ñu waxee suñuy waajur nag man plus précisément damay wax sama waajur bu jigéen ndax sama complice la sama xarit la dama xam coonom xam lu mu dund am lu ma si fekkee donte am na lu ma fekkeewul mais dégg naa ko léegi loolu man moo may poussé à ce que ma mën a dem de l'avant tey may wax ni man sama waajur bu jigéen mooy sama sëriñ tey li may yëngatu nii bu ma demee tey ba siy jénn ba mu am li nga xamante ni mooy sama wërsëg nekk si ak barke moom si ñaan si ay ñaanam la ak li nga xamante nii moom mooy topp ay waawam di bàyyi ay tere mooy profité di wax foofu noonu ndaw yi que ni étant jeune ak loo mënti doon da nga war a fonk sa ndey parce que ndey dafa sonn si doom te may wax ni képp koo xamante nii da nga fi teg say waajur su ma nee waajur nag damay jiital ndey parce que ndey mooy toog góor day dem da nga fi teg sa waajur bu jigéen dool na ma ñëpp déglu képp koo xamante nii da nga fi teg sa waajur bu jigéen yow di nga tegu ni tege dëgg la parce que nit mënul dem sans les ay ñaan waajuram kon may naax jeunes yi ñu gën a góorgóorlu gën a ñafe gën a liggéey pour mën a teral seen waajur tey dama lay wax fii ma toog nii waxuma ko pour dara yàlla xam na ni tey si sama liggéey tey sama yaay dugal naa ko avion yóbbu ko Maroc indiwaat ko si sama liggéey man dong cundum kase du dërëmu keneen ku si dugg kon loolu tey tawféex la boo xamante nii suñu borom moom moo ma ko defloo te du yem foofu parce que tey li may ñaan lii sama mébét si moom bu ko suñu borom mottalee tey danaa ko yeggale si moom kon may profité di ñaax jeunes yi di ñaax ñëpp nañu fonk suñuy waajur lu ñu am lu mu tuuti nañ ko jël ñu leen jox suñu waajur parce que gis nga sa xolu waajur boobu noonu ngay sela ñaan ba mu lay ñaanal day dal waajur mooy kenn koo xamante nii suñu borom jox na ko accord si bu la ñaanalee mu dal lu mu la mënti ñaanal day dal bu la ñaanalee safaan day dal bu la ñaanalee loo xamante ni du safaan dafay dal
waajur kooku yàlla moom moo ko jox privilège boobu noonu waajur bu jigéen bu la ñaanalee lu saf lu baax daf lay dal bu la ñaanalee lu safaanox lu baax daf lay dal may profité aussi di wax waajur yi ñuy bañ a di ñaanal seen njaboot lu safaanox lu baax waaye lu leen mënti def lu fu mu mënti yegg seen xol à chaque fois nañ leen di ñaanal lu baax nañ ñaan suñu na leen di ñaanal suñu borom mu defal leen li nga xamante ni mooy changer leen teg leen si yoon sàmm leen ba nga xamante ni ñoom keroog ba ay jours si kanam du ñu rus waaye li may ñaan rek mooy waajur di ban di gis doomam di rus li may wax sama waajur di ko wax ñëpp comme ni ma ko waxee si njëlbeen émission bi ma ne man kat samay waajur bu fekkonte ne nii bañ ma juree yaruñu ma dugaluñu ma école ma jàng teguñu ma fuñ ma war a teg bu boobaa doon naa nekk leneen doon naa nekk agresseur wala ma nekk mandikat wala may taxawaalu wala may sàcc mais tey samay waajur ban ma juree teg nañ ma fañ ma war a teg kon képp koo xamante nii say waajur ban la juree teg nañ la fañ la war a teg na nga am lu la jomm na nga fexe ba sa yaay bu jénnee si koñ bi bu ñu ne yaayu agresseur bee ngi nii bu ñu wax yaayu mandikat bee ngi nii bu ñu wax yaayu bandi bee ngi nii bu ñu wax yaayu diw mi ngi nii loolu dafa am solo trop 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 te dañ ko war a bàyyi xel ñu góorgóorlu ñu sóoraale li ñuy def suñuy waajur parce que tey doom mooy sagu waajuram kon doom dafa war a góorgóorlu bay sagal waajuram fu mu mënti nekk kon loolu laay ñaax man samay mbokku jeune di leen wax ñu gën a góorgóorlu gën a jàpp xam ne xëcc bu daggul dikk te suñu borom tey bu la bindee def la ngay doomu aadama te moom moo wax wala xadd karam naa bani aadama jox la ay bët ngay xool gumbawoo ay loxo ngay téye lafañoo gaanawoo ay tànk ngay dox lafañoo ba gémmeñ ngay wax muumawoo ay nopp ngay dégg tëxoo bakkan ngay nooyi deewoo dina nga góorgóorlu sa kéemtalaay kattan bañ a xeeb dara la ngay dem ci au sérieux def ko ak amour ba pare nga jiital si ragal yàlla ba pare nga jiital si fàggu lew pour mën ko jox ñoo xamante ni dara jëriñ ñu seen en tout cas Maha donc xaw ma sax lan laa ci war a teg parce que vraiment c'est émouvant donc gisoo ki ma àndal sax ndeysaan xolam tooy na parce que da nga wax loo xamante ne lu am solo la si sa wax ñu jàngat ci loo xam ne tey jii su la neexoon wax nga ne sa yaay takkul woon or solu woon sañsewul woon kon jamonoy léegi ni ñu bëggee àdduna ak yooyu mais su la neexoon jamono jooju da ngay nëbb sa yaay wala doo toog ci télévision di wax ne sama yaay lii wala laa wala boog nga bàyyi fi sa yaay teg ko dem jël yaayu jàmbur ndax léegi àdduna bi da ngay gis loolu da ngay gis ku teg yaayam ni tege dem jël yaay joo xamante ne wax dëgg yàlla jël ko teg ka ca kaw kon Maha yal na yàlla guddal sa yaay fanam ak suñu yaay ñun ñëpp parce que képp koo xamante ne da nga yore yaay mu nekk ak yow jaamu ci yàlla bu baax a baax a baax suñu yaay yal na yàlla guddal seen fan bu baax a baax may leen wérle parce que yaay mooy àdduna yaay mooy lépp comme dañu koy waxee nañ leen respecté nañ leen fonk nañ leen gën a teg place barke nag bàyyi la bu ñu fàtte également ñi nga xamante ne ñoom mooy suñu ay waajur yu góor ñi nga xamante ne seen waajur góor itam dañoo làqu yàlla na suñu borom may leen li nga xamante ne maanaam yàlla na suñu borom xare leen ci àjjana yi nga xamante ne mooy àjjana yi gën a kawe c'est vraiment émouvant mais ci biir ay waxam na ngeen ci jàngat muy jàngat bu amaam solo émission bi yaakaar naa ne lépp jàngat la en tout cas li ñu cërle woon ci waxtu parce que sànq wax nga ko li ñu bëgg soxla li ñu bëgg xam ci Maha Thiam docteur Chaye moom yaakaar naa ne documentaire la te itam danañu jaral waa ADN TV ñëw defal le documentaire spécial ñu ànd ak suñu équipe ñu ñëw parce que vraiment c'est un jeune boo xamante ne war nañ ko génnee nit yi xam ko gën ko xam je veux dire parce que nag ndaw ñi bari nañ fii te am na ñu bari ñoo xam ne peut-être ñu ngi seen ruq toog am envie liggéey dara mais peut-être dañ naan yoruma dara mais boo leen déggee Maha Thiam li mu wax léegi ni dina leen jox courage boo xamante ne di ngeen bëgg gën a liggéey gën a góorgóor en tout cas merci Maha kontaan nañu bu baax a baax di ñaan yàlla suñu borom yàlla na la yàlla fay ci li nga xamante ne moom ngay defal askan bi di ko defal njaboot gi di la sant di la gërëm ma bàyyi la rek nga tàggu ak suñu mbokk internetu ADN TV nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan ci àdduna bi yow. macha allah alhamdulilah di sant suñu borom taala tabaaraka bu baax ndax moom tey moom moo ñu wërsëgal mu yombalal ñu tey ba ñu am kattan. mën a déplacé wu mën a jàkkaarloo ñi nga xamante ni ñooy téléspectateur ADN TV ak képp koo xamante ni di nga jot si li nga xamante ni moom mooy interview bi di ñaan suñu borom mu nekk lu lay jariñ di ñaan suñu borom mu nekk loo xamante ni nii kàddu yi di nga si dégg loo xamante ni dina la motiver dina tax nga avancé xam naa balaa may tàggatoo rek ma laal tuuti rek ñu may ma 2 minutes rek ma laal si Chaye bi nu mu demee parce que laaj nga ma ko te am c'est très important aussi ñu wax ko man dama nekk koo xamante nii ba may jug dama rey kersa si sama xol rey kersa mooy dama am but dama am objectif mooy man bëgg naa nekk koo xamante ni damay am du ma dépendre si kenn bëgg naa nekk koo xamante ni gannaaw bu ma amee damay jàppale ñi nga xamante ni ay néew du doole leen si noonu laa commencé gisante sama ndijaay
ma amoon sama beneen xarit bu ma tàmbaleel ku nekk ñu gisante ñu xam ne kat balaa ñuy commencé Chaay bi foog ñu am 25000 si noonu laa demee sama ndijaay wax ko moom doon na ma ñaax lu bëri si liggéey mu lebal ma 10 000 sama copain bi indi 12500 ma tegaat si 2500 muy 25000 ñu dem ci leen jënd suñuy bagage defar ataay di ko jaay donc moom sax am na lu tax mu arrêté xam naa du ma ko wax pour sàng ko mbalaan sutura après man maa continuer di wër si mbeddu Kastoor yi fii nga xamante ni man fii laa dëkk amul boy town amul fii laa juddoo amul gel bi dina ma gis amul kii dem déedéet parce que li ma doon wax foofu noonu mooy sama soxla bu ma ko amee du ma rus naa dem si nit mu fajal ma sama aajo kon tey du ma rus nit ki gis ma may jaay loo xamante ni bu doon ñoom la tem ñu naan fii moom gel bi dafay jaar du ma arrangé dëgg la donc si loolu nag man si laa xamee ni tey man du ma leen rus parce que li may rus mooy am soxla dem tàllal leen loxo ñu fajal ma ko man loolu laay rus mais du ma leen rus ñu gis ma gàddu samay termus jug di wër ci mbeddu Kastoor yi di jaay donc Kastoor marché Kastoor Jëppal Derklé foo xamante ni man fa laa cosaanoo fa la sama milieu nekk aw ma kese ne damay jénn dem feneen déedéet man fa ma cosaanoo laa ko doon defee nga gis daan naa wër sax di jaay nit jënd kaas ba fukki dërëm jox ma 10 000 francs ne ma téye ndax rek courage bi ma amoon ak ni ma si defee woon séeréer li may tëjee mooy ku nekk la ngay liggéey si ngay jaamoo yàlla ku nekk la ngay liggéey da nga ko war a respecté da nga ko war a bëgg dafa war a jugee sa xol ndax nga jox ko la mu yeyoo nga respecté ko respecté sa bopp bañ si xaar kenn bañ si topp kenn les dimanches sax dama ko doon jaay après laa arrêté jaay dimanche yi di noppaleku man dama doon jaay ba ngoon soxna Aram ma toog sama soxna di ma defaral lekk may nelaw ndax tellement que dama doon sonn ndax dama doon xëy de 7h à 19h di wër di jaay mais sant yàlla donc mu nekk histoire bi yéema boo xamante ni déggoo li ma la wax ma xam dañuy def documentaire gëm naa ne documentaire bi moom dañ ma koy bàyyeek sama équipe ñoom Pape Cheikh Djibé ak ñoom Ndeye Matar Badiane ñu ñëw defal la documentaire boo xam ne dañ ko teg daal ñëpp xam kan mooy gën a xam kan mooy Maha Thiam an nag ñu ngi lay santaat encore une fois bu baax a baax donc di profito parce que ci Kastoor bi nga wax sama xel dem na ci ki nga xamante ne moom mooy Lamine Meng je pense que xamante woon ngeen bu baax Lamine Meng di ko ñaanal bu baax a baax yàlla na ko yàlla xaare àjjana yi gën a kawe tey jii nii su ma amee fitu yore micro moom moo ma wan fi nga xamante ne moom mooy yoon ba tey ma am fitu taxaw di jël micro di ko santaat encore une fois bu baax a baax di ko ñaanal fële mu nekk yàlla na rëccu sax li mu doon def fii te di nuyuwaale bu baax ñi nga xamante ne mooy soxnaam di Marema Pen di nuyuwaale ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñu doon seetaan ñuy suñu mbokku internautes yi di leen wax ne rek na ngeen topp télévision bi nga xamante ne moom moo di ADN TV l'information notre ADN di remercier équipe de choc bi nga xamante ne à chaque fois ñoom lay àndal muy Pape Cheikh Bey ak Ndeye Matar Badiane kon chers internautes, merci beaucoup. On vous donne rendez-vous la prochaine fois avec un autre invité. Merci et au revoir à tout le monde.